m'appelle M. Bamba Fall, je suis contrôleur du travail et de la sécurité sociale au niveau de Diourbel. Inspection du travail, kuréelu gouvernement la bu fi toogal ministre du travail et de la sécurité sociale toujours dañuy fàtte sécurité sociale bi mais ministre du travail maanaam képp kuy liggéey nekk ci bërëb muy bureau muy entreprise muy kër muy fu mën di doon daal l'essentiel na nekk liggéey muy chauffeur bi muy gardien bi en tout cas employé bi gën a kawe ba ci gën a suuf lépp lu jëm ci wàllu privé ñun dañuy saytu seen nekkin fa ñu nekk xool ndax seen àq ak seen yelleef respecté nañ ko wala déedéet suñ ko respecté wul bu boobaa ñun am nañ ay kii yoo xamante ni nguur gi jox nañu ko pour ñu mën a enjoindre maanaam ñu forcer employeur bi pour que mu respecté li nga xam ne moom la war respecté ci diggante boobu. non secteur privé rek la ñuy yëngatu mais nag ci biir public bi am na secteur public yoo xam ne dañuy employé travailleur boo xam ne c'est dans le cadre privé. public bi des fois ñu dugg fa comme école yi par exemple des fois nga dem ñu jël femme de charge wala ñu jël femme de ménage wala gardien kooku day nekk dans le cadre privé parce qu'il n'est pas employé directement par l'État mais par l'intermédiaire peut-être des autorités scolaires wala ñi nga xam ne ñooy communauté bi nga ko école. xam nga déclaration moom c'est de façon générale sénégalais ci boppam wala africain mais particulièrement sénégalais yi dañuy xaar ba ñëw ci ñoom ñu doog a mën a jiim ay jéego yu ñuy def pour mën a ñëw vers l'inspection mais lu ci ëpp. très rare ngay gis ñoo xam ne ni ñoo indi seen bopp mais parce que comme ñun dañuy def ay sorties di def contrôle sur le terrain di def ci région bi yépp lépp loo xam ne secteur privé la ñun dañuy dem visiter ko loo xam ne am na fa rëq-rëq ñu leen di convoquer inspection ñi jim ko joyanti. waaw secteur informel boo jëlee Sénégal yépp secteur informel moo ci ëpp doole parce que bu ñuy dem ba naan 90% de l'économie du Sénégal c'est occupé par le secteur informel ça veut dire que secteur informel am na fépp mais fii Diourbel moom dafay bari. parce que secteur informel dafay bari trop moo tax xëy na peut-être beneen affaire aussi dafa am boo xam ne c'est une région très religieuse maanaam religion bi daf ciy jouer lu bari nit ñi peut-être ñu ci bari jànguñu école xëy na ay ndongo daar lañ des fois dañuy ubbi benn bërëb mais duñu xam fu ñu war a dem donc su ko defee ñun aussi bu ñuy dem sur le terrain dañ leen di sensibiliser maanaam waxtaan ak ñoom ba jim leen a teg ci yoon boo xam ne ëllëg si biir li ñu yor dañ ko mën a ñoŋal. inspection du travail ndey ji seex la tëddee maanaam lu ci bëri sax dañuy jàpp ne ñun ñu ngi faral ki nga xam ne mooy liggéey dañuy bàyyi ki nga xam ne moo koy liggéeyloo mais ñoom ñaar ñëpp lañ fi toogal képp koo xam ne am nga ci loo xam ne ni war nga koo mën a laajte wala nga war koo saytu wala nga di ko jàmbat boo ñëwee fii ci inspection du travail am na ci ay saafara yoo xam ne daañ ci taxawaay boo xamante ni lu ci bëri daal. en tout cas ñun bi ñu fi ñëwee ba léegi am na seetlu nañ ne am na changement parce que fu ñu dem dañ naan ñu service bi kañ la fi am ce qui veut dire que ni ba ñu ñëwee ba léegi am na ay jéego yu bari yoo xam ne ñu ngi ko ci dox parce que on est fréquemment sur le terrain di contrôler entreprise yi di recevoir beaucoup de public parce que chantier bu mag bi fi gën a am mooy chantier Ila Touba bi chantier bu rëy la woon xëy na amoon ay coow yu bari mais inspection du travail gannaaw yàlla moom moo ko taxaw ba benn coow juddu ci. maa ngi tudd Cheikh Dieng Gueye contrôleur du travail là et de la sécurité sociale di yëngu fii ci inspection bu Ndiarème yoon moo ñu ko may moo ñu may ñuy wàcc ci bépp bërëb boo xam ni liggéey dafa am moo xam guddi la war a bëccëg bu dee bëccëg bépp bërëb boo xam ne yëngu-yëngu dafay am jëm ci wàllu liggéey dañ fay wàcc bu dee guddeel ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu liggéey ci guddi aussi yoon may ñu dafa wàcc waxtu wu ne sans ñu tàggoo inspection moom bàyyiwul benn secteur d'activité moo xam restaurant la moo xam hôtel la moo xam bar la moo xam station service la fépp foo xam ne rek liggéey dafa am ay nit di fa yëngu inspection am na maqaamay dem fa contrôle. ba ci banque yi ngeen ci dem. banque yi dañ ciy dem ñoo ñëpp li nga xam ne rek maanaam code du travail moo leen régir maanaam dañ fay amal ay doxi nemmeeku maanaam muy contrôle yooyu. waaw xam nga déclaration moom préalable la maanaam nit ki war na lu jiitu sax liggéey bay tàmbali mu déclaré ko comme ni ko code du travail waxee ci article 220 L 220 maintenant bu déclaré pare nag ña mu jël aussi liggéey dox seen diggante aussi war na leen wutal ay contrat maanaam mooy dox seen diggante naam déclaration boobu war na ko def lu jiitu waaye su ko deful it ba ñëw ci moom it dana ko régulariser mu def ko te boo ko demee ba def it wutal contrat ña nga xam ni ñoo fa nekk di yëngu
inspection aussi du tax mu bàyyi leen mais il faut muy def ay visite de suivi xool ba xam ñooñu am contrat ñu ngay continuer di wàccoog la nga xam ne moo leen war lu am seen wàllu affiliation parce que ñooñu doo leen defal contrat rek di leen fay salaire bu conventionnel maanaam ni ko yoon waxe waaye yam foofu parce que yoon daa bëgg boo leen jëlee ba pare ñoom it nga wutal leen benn couverture sociale maanaam affilier leen caisse de sécurité sociale affilier leen IPRES affilier leen IPM loolu aussi bokk na ci li nga xam ni inspection da koy saytu bu gannaaw loolu tamit am na leneen inspection di saytu mooy li jëm ci wàllu santé sécurité au travail ndax ku ne xam na ni bérébu liggéeyukaay nit ki mën na faa loroo mën na faa gaañoo ba tax na lu jëm ci wàllu prévention les risques professionnels yépp maanaam inspection da ciy waxtaan xool jumtukaay ya nga xam ni mën na andi ay accident ci béréb bi xool nu koy moytoo am jumtukaay yoo xam ne béréb bi aussi war na koo am ba tax ñu mën a fànk yenn yi war a bu yenn situation yi yegsee comme lakk ak yooyu ñu xool nun kii jéeme ay jéego lu jiitu ña nga xam ne ñoo ko war a taxawee comme sapeur ak yooyu di yegsi inspection aussi loolu bokk na ci nga xam ni ay yëngu-yëngum la xëy na xaw naa roqe tuuti waaye teewul nit ñi ngi ñëw waaw boo koy méngee léegi jamono yu yàgg inspection nit ñi xam nañ ko bu baax léegi moom ci gàttal mu ngi nekk ci marché Ndoumbé Diop bi ci escale la nekk ci marché Ndoumbé Diop bi xam naa ko fay ñëw it boo laajtee Pamecas moom boo yegsee ba ci Pamecas bi rek comme ñu bëri moom nañ gën a xam moom foo ko laajte dana la ko joxoñ soriwul foofu appel bi ñuy lancé moom mooy gannaaw ban leen santé gërëm leen maanaam ñi nga xam ne ñooy acteur économique yi ñëpp ñu ngi yëngu ci wàllu liggéey ak yooyu ci région bi ñu leen waxal leen inspection day ñoom la fi nekkal inspection naam service de contrôle la waaye duñ ay gendarme duñ ay policier ay collaborateur nañ ak ñoom te ñu ci bëri maanaam loolu nan réere mbir moo tax ñu yaakaar ni inspection dafay nekk ngir galgal wala dara mais du loolu ndax ñaare ku fi ñëw rek boo ko waxee solo yi dëgg-dëgg maanaam liggéey inspection danaan fii de yéex naa fay ñëw su ma ko xamee woon nii de kon li ñu leen di wax rek moom mooy képp koo xam ni dafa yor société entreprise établissement war a mu di ko waaju ubbi war a nit ki nekk ci bérébu liggéeykaayam bëgg a xam ay àq akam ak yelleefam parce que travailleur bi ni mu amee àq ak yelleef moom miy liggéey noonu la ki koy liggéey loo amee kon kenn ku ci ne bu fekkee am nga loo réere mbir ci loolu boo ñëwee fi ci inspection da nga fi fekk ñoo xam ni danañ la dalal maanaam leeralal lépp incha allah lu jëm ci sa wàllu yëngu-yëngu. xam nga des fois calendrier bi dafay xaw a chargé mais bi spécial bi nga xam ne moom lañ jàpp mooy àllarba moom lu ci ëpp dañuy génn dem sur le terrain mais nag du mën a la àllarba rek lay yem. waaw heure bu leen neex la. mais bi nga xam ne institué nañ ko moom lu ci ëpp àllarba moom dañuy nekk sur le terrain. mais yeneen jours yi ci ëpp li ci ëpp ñu ngi ci bureau bi pour recevoir ñi nga xam ne jot nañoo daje ak ñoom sur le terrain comme ni ko sawaay wax nag bu ñu ko tënkee ñun liggéey inspection day nekk ci ñetti C bu njëkk bi mooy contrôler maanaam dem ci bërëbu liggéeyukaay yi waxtaan ak ki nga xam ne moo samp bërëb bi waxtaan ak ña fay liggéey ku ci nekk loo xam ne am nga koy jooytu wala nga koy jàmbat ñu mën ko recueillir su ko defee bu ci kilifa gi ñëwee fi bañ convoqué ko ñu mën a toog seet lan lañ koy gisee ay saafara. beneen bi mooy conseil maanaam bu ñu demee ba gis ne am na ay rëq-rëq ñoo la sëñ bi kat fii am na ay rëq-rëq wax am na manquement bi lii waroon na am buy warul am mais dañ koy gunge maanaam xelal ko ba mu am solution ci problème yi nga xam ne moom lañ fa gis pour gën a wéral li nga xam ne moom la sawaay wax ne ñun dañ fay nekkal ñëpp te dañoo ubbeeku boo xamante ni duñu ay gendarme duñu ay dara mais dañuy nekk fii pour nekk ay collaborateur beneen bi nag mooy bi nga xam ne moom lañ gën a bañ mooy concilier maanaam yow mi nekk Baol Times sa benn liggéeykat def naka su dul noonu nga indi ko fii plainte wala moom mu jàpp ne dafa am droit boo xam ne war nga koo defal defaloo ko mu ñëw indi la fii plainte la su ko defee dañuy convoquer ñaari parties yi ñu toog ñu jiima fexe ba jubóole leen wala boog ñu xam nga sànq bi ma présenté wu ñun ñëpp dañ ne la contrôleur du travail et de la sécurité sociale bu ñu waxee sécurité sociale dafa am lu ñuy wax protection sociale sama collaborateur sama collègue bi wax na sànq lépp luy wàllu santé sécurité au travail mais protection sociale dafa nekk ci biir santé sécurité au travail parce que protection sociale moo ëmb loolu yépp te protection sociale bu ñu koy wax xëy na cotisation sociale yi nga am na employeur war na ko respecté am na ci mais am na beneen volet boo xamante ni lépp luy jëm ci wér-gu-yaramu liggéeyukaay yi ak ñi fay liggéey ñun aussi war nañ ci taxaw donc bi mbas mi jógee ba léegi du am na ay initiative yu bari ay programmes yu bari yu ñu fi déroulé dem nañ fi visiter fi ñu bari sur le terrain
accompagné d'abord par le ministère par une délégation boo xam ne dañoo jógoon ministère ñu dem fii ay tànn fi ay bërëb yoo xam ne ni foofu la nit ñi gën a jëm muy ci restaurant yi muy banque yi muy station service yi nga xam ne dañoo mag nga xam ne nit ñi fréquentation bi day ñu mën la waxtaan ak ñoom yan mesure lañ def bépp bi mbas mi ñëwee ba léegi suñu fa gisee ay manquement aussi comme ni ñu la waxee woon rek dañ leen di jooyanti ba manquement yooyu ñu gis ci saafara léegi nag dañoo amaat beneen programme bu bees boo xamante ni comme ni nga ko waxee sànq secteur informel dafa bari Sénégal te ñooñu comme ñun dañuy sensibiliser pour la masse maanaam dañ fi nekkal ñëpp njaaxaanaay lañ tëddee ñu ne duñ bàyyi entreprise formelle yi rek di dem ci ñoom mais tey dañuy dem bàyyi entreprise formelle yi dem ci secteur informel mécanicien bi tailleur bi coiffeur bi et cetera ñu sensibiliser leen ci wàllu mbas mi ci ni ñuy utiliser jumtukaay yi ni ñuy nekk ci bërëb bu liggéeykaay yi même di leen jox sax ay ndimbal ci wàllu masque ak wàllu gel ak wàllu yu demee noonu même ci confection comment dirais-je système de lavage des mains bi des fois dañuy ñëw ci benn atelier gis fa loo xamante ni ñun dañ koy photographier jib ko vulgariser ci ñeneen ñi parce que des fois nga gis benn mécanicien boo xam ne outil yi muy travailler la fexe ba transformer ko ba am ci benn système de lavage xam nga loolu dafay nekk loo xamante ni da nga ko war a jël yóbbu ko ci beneen atelier mécanicien wala nga yóbbu ci beneen atelier soudeur wala nga yóbbu ci beneen atelier menuiserie su ko defee ñoom ñu mën a créer seen bopp système de lavage parce que du tubaab bi rek mooy defar système de lavage ñun ñi ñëpp ku ne mën ngaa xalaat boo xamante ni day génnee système de lavage boo xam ne day dimbale nit ñi bi ci problème bi ñu gën a am nag mooy distanciation sociale ak port de masque boobu moom seetlu nañ ne ci secteur informel moom mécanicien bi dañ naan la ah des fois moom jegeyanto bi mënut a ñàkk parce que kii daf may téyel nangam. masque bi boo waxee ñu ne la boo tiimee affaire beeg yooyu des fois dalay fatt ak day tàng ak préféré wuñ masque yi des fois ñoom dañuy jàpp ne masque yi dafa cher alors que masque yi ak yee presque ñoo yem prix parce que nee nañ bu tissu bi dafay tàng mais bii bu ñu ko amoon moo leen gënal loolu yëpp aussi ñun dañuy tax ñu mën a orienter suñu dimbal fi ñu ko jëmee au lieu ñu wuti masque yee ñu wuti masque yi nga xam ne xëy na peut-être moom kooku loolu la préféré mais bii peut-être dafa am beneen parce que masque tissu aussi am na avantage parce que boo wàccee mën nga koo fóot paase ko ay yoon alors que bii xëy na am na nombre de fois boo xam ne xëy na peut-être spécialiste yi ñoo ci wax mais en tout cas bële daal jàpp nañ ne fóot bi ci lay gën a mën a yombee xëy na volet boobu danaa ci jox sëñ Cheikh mu amee lu muy complété ci wàllu programme yi quoi. waaw merci beaucoup Bamba. ndax inspection moom ku ne xamoon na ni sax moom liggéeyam prévention da cee bokkoon. jiitu sax mbas mi ñëw. maanaam ñu nekk ci période bu spéciale boo xam ni. tax na ministère bi ak ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk gën a maanaam yaatal wàllu woowu gën koo joxaat gëdd ndax ku ne xam na ni nekk na situation boo xam ni secteur yëpp la laal ñëpp yëg ko tamit amul kenn ko xam ne day xëy di yëngu rek te yëgul maanaam jafe-jafe yi nga xam ni mbas mi andi na ko fi. ba taxoon programme bi ci mujj xam naa ci lay appesanteur bi nga xam ne moom mooy sensibilisation yi ñuy def ci le secteur informel ndax ku ne xam na ni de manière générale secteur informel moo fi gën a yaatu te moo ëpp lu muy concentré aussi ci ay nit te ñi ci bëri tamit jànguñu kon dañuy aajo aussi ñu am ñu leen jege ngir di leen mën a jooyanti ci mesure barrières yi ba tax na ay bis gi génn nañ ko tàmbali dugg ci terrain bi ngir waxtaan ak ñoom naka na ni def ngir mucc ci mbas mi ndax boo dee xool kenn ku ci ne yaa ngi bawoo sa kër bàyyi fa boo fa bàyyi sa njaboot bàyyi nga fa sa waajur comme ni ma leen koy waxee rek yow même boo aaroon sa bopp sax war nga xalaat sa ndey wala sa bàyyi bi nga bàyyi ci kër ga wala sa njaboot bi nga bàyyi ci kër ga ndax boo xëyee yow 8 heures mi ngi la fekk sa bërëbu liggéeykaay fa ngay nekk ba 18 heures bi temps rek nga fay jógewaat te ku ne da nga joyante ak moom ci bés bi kon war nga boo fi nekkee nga di bàyyi xel loolu di jël sa ay matuwaay ba boo delloo mën a dellu sa kër na nga fa jógee woon bañ a loru bañ a lor kenn. ñuy tàggatoo mooy ñu bëgg fii inspection du travail service la boo xam bu ñu waxee service nag mooy dafay toogal nit ñi pour di leen dimbale ci seen wàllu liggéey parce que tey jàpp naa ne ku seetaan lii ngay nekk employeur nga nekk travailleur même soo jàppee ne amoo benn problème fa ngay liggéeyee war ngaa mën a de temps boo amee jot nga ñëw inspection du travail ne man kat dama bëggoon a toog bi waxtaan ak moom ci wàllu sama nekkin fa ma nekk su ko defee jubbanti dana ci am ndollent dana ci am te njariñ dana ci soxi ko
parce que ñun loolu rek moo ñu fi tax a toog njariñ boo xam ne day njariñ travailleur yi njariñ employeur bi parce que li may wax toujours rek kër moom ki ko samp dañoo war a fexe ba li tax mu samp ko mu gis ko te loolu liggéeykat bi moo koy jëmmal kooku tamit pour mu am li mu bëgg il faut ki nga xam ne moom la fa teg pour mu koy liggéeyal il faut que mu teg ko ci ay conditions yoo xamante ni xel mi dana dal mu mën a liggéey bu baax lu jour li may jël exemple maanaam ki nekk ci fóoru mburu bi xelam dalul nga bëgg koo lakkaloo mburu mën naa xëy na xelam mën naa nelaw wala mu nekk feneen ba mburu ma xam wala buy jàmb xel mi nekk feneen li muy sotti ci ndox ëpp donc en tout cas daal li ma waxoon sànq rek protection sociale day tax liggéey bi jëm ci kanam te fi mu nekk nii dafa am mbootaay bu mag boo xam ne moo ëmb lépp luy liggéey muy OIT organisation internationale du travail li mu bëgg mooy lépp loo xam ne ni liggéey bu jaar yoon moo naan travail décent day nekk lu yaatu te law ci àddina bi yépp surtout fii ci Sénégal surtout secteur bi ñu mujj wax léegi nga xam ne moom la programme bi déroulé muy secteur informel. yaakaar naa ni maam sëñ Bamba tënk na lépp li ma ciy wax rek moom mooy inspection moom ñëpp la fi nekkal kon war na képp koo xam ni tey teewlu na lii mu bañ a ragalati ñëw inspection ngir sàkku fi ay mbiram xanaa leneen li ñu ciy teg rek moom mooy xanaa di leen sant di leen gërëm. Au nom de l'inspection du travail de l'inspectrice régionale du travail muy suñu kilifa xam ni nekk ci ay yitte moo tax teewu fi tey sant bu baax waa Baol Times ni lii am na solo lool ndax dana tax aussi béréb bi nit ñi gën koo xam gën koo ràññee gën a xam yittey béréb bi gën koo ñeme tamit gën koo ñeme surtout loolu ndax képp ku fi ñëw rek da nga xam ni la nga doon yaakaar lépp du moom moo nekk inspection du travail en tout cas ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan aussi yu mel nii su mënee di gën di am ci yeneen domaine gën di mën a waxtaane leneen ak leneen parce que lu ñuy wax droit social dafa yaatu yaatu na lool du loo xam ni mënees na ko waxtaane tey te li mu doon waxtaane rek xanaa mooy solos inspection du travail ak li mu ëmb waaye ne li mu ëmb lépp moom ay jotaay yu bëree bëri mooy tax ñu mën koo lawal ñu leen sant di leen gërëm